asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi foo leen toll ci àdduna Khadim Gueye fekk na la fa jox la conc bi xam ngeen lu ko waral lii di leen fàttali bu leen ko fàtte di leen ko utiliser ndax mooy li leen di protéger boo respecté wul sa bopp respectel ki ngay jàkkaarloo dajeek moom ci mbedd mi di wax ak moom di séq ak moom donc boo jëlee lii nga xam ne si mooy masque bi nga takk ko sa tëflit bi sa tichooli bi ak lépp dina àgg ci moom te bu fekkee yàlla def na nga yor loolu te yéenewuñ ko kenn di nga ko wàllu kooka donc boo ko defee danga ci musal nit kee nga xam ne si yow sax bu fekkoon daf la dal danga ko musal moom voilà soo leen génnee yéen a ngi dem ci oto yi yéen a ngi dugg ci seen bureau yi yéen a ngi dem fu nekk gel bii dañ ko créer pour loolu voilà donc lépp loolu laal parce que bunt boo ubbi am na ku fa jaaroon jëkk ubbi bunt booba li nga war a def mooy boo ko ubbee ba pare dem ba toog sa bureau wala jóge nga ca marché ba pañe ba nga yoroon kii laal na ko supermarché ba bi nga jëloon nga jël lii ndànk nga def ko sa loxo bii niñ koy defee nga ne ko nii rapidement parce que sori nga sa kër munoo fa nekk di raxasu ak yooyu boo nekkee sa kër ga tamit képp ku ñëw jox la di jàpp loxo ndax Sénégal kenn mënu fa dindi loolu mu jox la ko boo paree utiliser lii wala nga jóg dem ci robinet ba nga raxas sa loxo yi ba mu set wecc voilà nga toog loolu ci lay musal ay doomu aadama ci la bokk voilà te vaccin yi ñoo ngi ñëw Sénégal gis ngeen activité yi nga xam ne si am na fa tax na ba suivre tuñ affaire vaccin yi waxatuñ leen ko Europe bi tal nañ loolu ñu tal Sénégal toj ay Auchan ay Total ñi ngi nekk di reyante ci mbedd yi sàcc yi génn agresseurs yi ak lépp ñoo xam ne si vraiment yéen ma gën a xam xamuñu kuy Ousmane Sonko xamuñu kan mooy Macky Sall sax voilà parce que am na vidéo yi ngeen di gis yéen a ngi koy jot ñoo xam ne si rumbalement moo leen ci dugal ñoo xam ne seen métier en général mooy agresser ay nit sàcc lañ yor nangu lañ yor kooku li mel nii xéewal la ci ñoom voilà donc occasion la boo xam dañ koy utiliser di génn waa Pastef ak ñii ñëpp dañuy defe ne c'est la force de Ousmane Sonko mais ñoom ci seen bopp xam nañ ni face yi ñuy gis ñuy dem di jël ay supermarché di toj fii di sànni ay doj di def ay bagages yooyu yëpp xam nga ñooñu sont pas des électeurs les électeurs sont chez eux ñi ngi seen ay kër voilà ñooñu bu élection jotee ñoom ñooy jël seen carte ñu dem voté ji duñ dem di toj ay Auchan wala ñuy taal ay Total jël ay objectifs yoo xam ne si vraiment ay doomu aadama ñoo nekk ci àdduna bi dinañ ko commissionné jël seen ay xaalis di ko yónnee xale yooyu pour ñu def ñaawteef yooyu vraiment di leen wan ne lii c'est la force de Ousmane Sonko mais je pense que Sonko même c'est li ñuy gis fii xam ne ni ñii duñ ay peuple am ñii daf leen waroon éloigner parce que soxla wuñ leen ay agresseurs ay assassins ay truands du n'importe quoi ñoo xam ne ñii du ñuy marche parce que ñiy marche réellement boo xoolee sur 100 personnes 10 wala 20 ñoom ñoo ca ñoo xam ne si vraiment am nañ ay naxar yoo xam ne bëgg nañ ko manifester ils sont pas violents mais ce sont les violents ñoom ñuy ñëw agité wu ci seen biir yokk ci am seen ay guerre personnelle ñëw di ko dox dégg ngeen fii ñi nekk ci Europe bi ay France ñi naan leen ay France dégage ces activistes là sont en France lu ñuy am lu ñuy lekk lu ñuy naan fu ñuy tëdd ak lépp ay français ñoom ñoo leen koy jox ñoom ñooy ñëw naan leen dem leen ngeen taal Auchan dem leen ngeen taal Total ok te ñi ils vivent en France nit ki li ngay wax da nga koy nuru man bu ma nee bëgguma France dégage man du ma dem France di fa dund du ma lekk dërëmu français mais nekk ci biir France ge bis bu ne ngeen dégg ko ñoom ñeneen ñoo leen jox sax vraie information yi nekk ca France ba ñuy xeex wala kee nekk ca Amérique ku mel ne ay Ousmane Tounkara gis ngeen baadoolo boobu 2 mois 3 mois 2016 2017 2018 2019 lan la doon wax objectif bi mooy lii xale yi dem leen ngeen taal ay Total dem leen ngeen taal ay Auchan ku ko ci def dinaa jël 200 euros 200 dollars yónnee la ko
xale yi tey topp nañ loolu dem di taal ay këru jàmbur di taal ay station ay Total di taal ay Auchan mais li tax ma bëgg a wax mooy Auchan yooyu dama bëgg ngeen xam benn affaire sénégalais Auchan ak Total fu mu mën a nekk ci àdduna mi ngi mel ne Europe bi ñu nekk ñoom ñii leen koy commissionné nekk ca Amérique nekk ca France wala ñu nekk ca Belgique wala ñu nekk ca Hollande wala ñu nekk ca Allemagne fu mu mën a nekk xam nañu société yooyu dañuy am ay assurance buñ ubbee fenn même buñ ko taalee ils sont assurés dañ leen di fayaat assurance bi daf leen di fay mi ngi mel ne sa oto bi nga assuré mu def accident ñu tooñ la dañ lay assurance su oto bee ñoom ñoo lay fay pour nga réparer waat sa oto c'est la même patate pour Auchan pour Total donc buñ yaakaaree ne ñoom lii ñuy commissionné nekk à l'extérieur à part que li ma leen wax ay tàppet lañ parce que guerre boo koy jiite da nga war a ñëw nga teg sa njaboot ci kanam nga ànd ak ñoom ngeen xeex bi mais déedéet ku mel ne Tunkara ci otom bi lay toog yor $200 am xale yoo xam ne si amuñu job ci koñ bi la ñuy toog peut-être di naan Chine nga ne leen dinaa jox $200 wala muy €200 yoo xam ne si yow boo demee nga jël sa almet rek nga taalal ma Total bee wala nga taalal ma Auchan bee dinaa la ko yónnee wax ma vidéo yi def nañ ko fii man mi montel naa leen fi vidéo boo xam ne ay $am la yor teg ko loolu yépp ñu bàyyi ko ci dégg ngeen ko fan yi mu ngi def ay vidéo lan lay def di remercier xale yooyu naan leen liggéey bi rafet na parce que taal nañ Auchan bee parce que taal nañ Total bee te seen kilifa Ousmane Sonko moo ko fi jiite woon vidéo bi naan ko tegal après ngeen dégg ko man duma sosal Ousmane Sonko duma sosal Ousmane Tounkara duma sosal kenn lii sama différence ak ñoom mooy ñoom dañuy accuser duñ jox ay preuve man nag preuve laa leen tegal Ousmane Sonko premier jour ba mu demee pële ci assemblée nekk député lan la jëkk a wax naa leen tegal vidéo bi dañ ko jox essence bi nga xam ne si am nañ 1000 litres d'essence yoo xam ne dañ koy jox député yi dañ ko jox mu jóge ca Total daf ne daf koy refuser parce que lu tax ñu koy jox essence Total dafa doon bañ essence boobu donc message am c'est clair moom moo suite bi moo ngeen gis dañoo mujj ne na xaw ma à la fin dañ ko jox sel wala xaw ma ban marque lañ ko jox mais lépp essence la pour dawal oto bi nga xam si dañ ko jox gratuitement di ko fay voilà ok donc ay goloom toog fee ca Amérique naan dem leen ngeen taal Total parce que brand bi marque bi française la ok comme Auchan mais dama bëgg ngeen xam ne Total ban Total ngeen gis yow mooy xool Sénégal ngeen nekk fa kan moom mës a dem ci benn Total wala benn Auchan mu fekk benn tubaab bu weex mu lay servir wala déggul la nga koy làkkul det wala ay wolof comme yow nga fay dégg booy làkk tukulóor ngay làkk pël ngay làkk mandeng sa doom ma nga fax di liggéey ca Auchan wala muy liggéey ca Total boobu ñoom ci Auchan boobu moo leen di fay ñoom ñu yor seen ay famille donc sont pas les Français ñoom ñoo ñëw nga ñëw ubbi Auchan fekk fa ay tubaab wala nga dem ci Total fekk fa li nga xam ne si mooy ay tubaab déedéet ay sénégalais ñoo ko jël brand bi di fa liggéey ok jël ci ay doomu adama ay sénégalais ñi ngi jooy ne Sénégal liggéey amu fa désoccupation bi rëy na nga jël plus de 700 personnes ndax multinationales yooyu nga xam ñu ngi leen di indi ñu dem di jël ay produits yoo xam ne si suñu ay produits locaux la di ko jaay ci Auchan bi di ko jaay ay prix yoo xam ne yu simple la gis ngeen fi Y'en a marre ñuy marche démb di sóob ay frappe ay France dégage ñu ngi leen di wax ne ñoom jàpp nañ leen fii ñoom ñu dem ci Auchan di fa dugg lan moo tax ñu koy def Orange ñu ngi leen di wax ne Orange France ko moom dégage te pourtant seen connexion yi ñuy utiliser live yi ñuy def et tout ñi nekk Sénégal ñëpp Orange lañu yor parce que Orange mooy gën a fonctionner foofu man mi bu fa demee puce bi ma yor foofu Orange la donc nga naan ma qu'il dégage mais man bu ma nee de soxlawuma la mi ngi mel ne bëgguma ganaar gi mais damay lekk ay nenam ban sens la am France dégage te je vis en France à partir de la France laay ñëw di leen jox ay instructions ok Auchan boobu man mi leen koy wax nañ ko fi dindi man fa laay dem di dugg parce que moo ma gën a arrangé Auchan boobu dafay jël ay prix ay agrumes ay bagages yoo xam ne Sénégal lañ koy produire di ko jaay ci biir Auchan bi
ay sénégalais ñëw di la ko jaay di wecceeg yow ñenn ca kees ga ñenn ca distribution ba ñenn ba ca bunt ba di garder buntu Auchan bi sax sénégalais la ñooñu amoon seen famille di leen ci dundal ngeen ñëw xañ leen ko ndax seen égoïsme ndax yéen a ngi France peut-être am ngeen seen job boo xam ne si di leen fay voilà mais ngeen jindi loolu xañ ko doomu aadama yee waaw ndax 1-2 mois yooyu nga xam ne si war nañ rétabliraat Auchan boobu defaraat ko peinturaat ko jëlaat marché dugal ko fa sa mbokk moom sa sœur yow muy xool sa frère fa la doon liggéey 2 mois 3 mois yi kan moo koy jox lu mu lekk ak lan lay naan wax leen ma ko voilà est-ce que Ousmane Tounkara moo leen koy jox est-ce que Kéji Fof xaw ma Kéji Fof la xaw ma Kéji Off ba nekk ca France moo leen koy jox déedéet non ñoom ñëpp da ngeen di fekk désoccupation bi ngeen doon jaay ñàkk liggéey ba fa nekk ngeen jëlaat 700 wala 1000 et nangam personnes en plus ngeen defaat leen ci désoccupation boobu chômage boobu ngeen nekk yéen voilà donc réfléchir leen ci bala ngeen di jël di déglu ñu tekkiwul dara ñi nekk fi ci Europe tàppet yoo xam ne si buñ gëmoon boo déggee dañ naan daañ lii daañ laa dañu def leen lii def leen laa te ñoom ña nga fee ak leur famille protéger leen yor leen teg leen ci yoon di leen rappeler ne Orange Auchan Total am nañ seen ay assurance dañ leen koy fay donc vous n'avez rien fait da nga leen sax gën a arrangé parce que buñ déclaré lañ déclaré daañ am loo xam ne kontaan lañ leen koy fay assurance yi moo ëpp sax li nga xam ne si mooy valeur bi nekkoon ci biir kan ngeen di lor seen mbokki sénégalais seen ay sœur seen ay frère ñoo xam ñoo doon liggéey foofu doon ci tare seen ay njaboot yor ci seen ay njaboot donc na ngeen xool li ngeen di def te wax naa leen Ousmane Sonko dinaan ko tegal moo leen waxoon fii ne dafa refuser li nga xam ne si mooy essence boo xam ne dañ ko koy may en tant que député dañ ko koy may jënd ko 1000 litres yooyu Total lañ ko jox mu ne day taamu xaw ma ana golo ak mbàjj bay taamu numéro 9 mooy loolu ñu jox ko ay gaayam dégg ko léegi ci lañ contre Total parce que yeneen essenceries yi ña nga fa gisoo ñu laal leen yeneen supermarché yi ña nga fa gis leen la ñu laal leen te ñoo ñépp laa la wax ay sénégalais comme yéen ñoom ñoo fay job donc bu leen demee di yàq j'ai apprécié li nga xam ne waa Médina def nañ ko bërki demb les jeunes là ñoom ñoo ñëw protéger li nga xam ne si mooy Auchan ba fa nekk ndax mbaam yi agresseurs yi sàcc yoo xam ne faalewuñ Maami Sonko faalewuñ Macky Sall faalewuñ kenn ñoom lan moo leen arrangé rumbalement bi am na nañ ñëw occasionné ci sàcc li fa nekk te xamu ne ay réewu jullit lañ nekk vous êtes des voleurs ay sàcc ngeen lépp loo xam ni jël na ko fa muy alalu doomu aadama mu sàcc ko lekk ko mi ngi lekk riba voilà riba ngeen di lekk Iran Ndaw wax na leen ko démb xaw ma gis ngeen vidéo mboo wala déet sinon na ngeen dem ngeen wëri ko ngeen déglu ko loolu kuy nitu diine warut a lekk loo xam ne si lewu ko dem ñuy occasionné wu ñii ñëpp nag génn ñëpp daje gis ngeen rebelle yeeg ñëpp ñu ngi jaxasoo ak nit yi rebelle yi ñu ngi jël ay bal réel di ko fetal ay doomu aadama di ko jiiñ état Sénégal ba déedéet parce que militaires yi mënoon nañ leen tirer ay bal mais defuñu ko lacrymogène lañ leen di sànni ak ndox mu tàng mais am na ñoo xam ne si yeneen intention lañu am ñu ngi ñëw jaxasoo yéen ci seen biir di jël di fetal ay doomu aadama di leen rey ay criminels ay assassins yoo xam ne si ñoo ngi def liggéey bu salte ñu mën ne là c'est la gendarmerie ou c'est la police sénégalaise c'est pas vrai voilà ñooñu bis bu ñu demee ba di ko def daañu ñëw ba woo leen armée bi ñëpp taxaw daañu def déclaration fi ne kenn ku ci yor sa doom ak sa jabar ak sa jëkkër ak lu mën a doon toog leen seen kër ku génn ñëw di marché bi daañu la tirer balle te bu boobaa ñoo ngi koy def voilà ba léegi loolu amul gis ngeen gendarme yi am na ci moment yoo xam ne sax dañuy daw et la police parce que ñi dañuy ëpp leen doole gis ngeen place de l'Obélisque barki demb ay yaanamaar yi organisé woon affaire ay tapet lañ dañoo daw ay booy yu tuuti ñoom ñoo ñëw encercler li nga xam mooy gendarme yi ba ñoom ñu xam ne ñii ëpp nañ leen doole ñu daw ñu doog a jël place publique boobu taxaw fa yaanamaar doog a yagar yi ñëw mi ngi mel ne ay Barthélémy Dias yeen fi gis bu ñëwee ñu sànni lacrymogène ak kabam mu takk lim yor daw ay tapet lañ ñu tekkiwul dara yaanamaar xam ngeen Abdou Diouf Ablaye Wade ñoom ñëpp ku ne dem nañ fa ba ci Macky Sall mi recevoir na leen bu yàggul bu ñu laajee xaalis joxuñ leen ñu génn di utiliser peuple bi te c'est des politiciens yoo xam tekkiwuñ dara voilà ay espèces activistes yoo xam ne si kenn gëmatu leen
mais gis nañ occasion yi pour yëkkati ko ci ñi ne ci opposition bi gis ngeen ñëpp ñu ngi défilé ci kër Ousmane Sonko. Je pense que Sonko doful ñi bëgguñu ko tey bëgguñu suba loolu ñuy wax complot est-ce que du ñoom ñoo ko def ñoom ñëpp ñu ngi ñëw pour wane xam ne tey ji ku ne vive Ousmane Sonko ku tàgg Ousmane Sonko rek ñu ne ah kii moom mooy guerrier bi réseaux sociaux yi yëpp ñu lay tagg boobu qu'est-ce que ça veut dire que ne xam nañ le gars il est mort politiquement. looloo tax ñoom ñëpp ñuy ñëw di wanew pour ëllëg seen soi-disant patriote yi mel na ñun duñu ay patriote daal ñoom ñooy ñoom quoi xaw ma lan définition patriotisme war na leen ko expliquer mooy lan quoi voilà ñun duñ dara ñoom ñu rek waa Pastef bu ñooy ay patriote quoi yeneen 17 000 sénégalais 1 million wala matu ko sax 600 000 ñoom ñooy ay patriote yeneen millions yëpp duñu ay patriote quoi ay zéro lañ quoi voilà kooku nañ ko analyser waat ñu xamal leen lan mooy patriotisme voilà bëgg sa réew mooy patriotisme nekkul ne ki ñëw di wut jàmm di créer jàmm di wax ci jàmm kooku du patriote quoi kii patriote daal mooy koo xam ne Ousmane Sonko ngay wuyoo quoi voilà Ousmane Sonko donc il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut il est intouchable kenn waru ko laal lu ko neex mën a def Sénégal ku ko neex mën a violer ou violer wul ma dañ ko jiiñ na dem leeral setal dara moo ko gën a arrangé moom ci moom politiquement sax voilà ñëw ne dañ ma accusé bu ma kenn jéem a défendre ci dara ay négociation bu mu ci am naa ñëw je vais nettoyer ma peau day set wecc ma ñëw ñu ubbil ma palais bi ñu dem voté ji golo yi toog fi di yuuxoo di lakk ak ay Auchan di n'importe quoi jël seen carte bi ñu dem def ko parce que loolu mooy démocratie Macky Sall dafa dem ñu voté ko 58% 58% yooyu mun leen après 1 an et demi ngeen ne day dañ koy déloger palais bi ay fen la tey ji la lan dimanche heure bi ma leen wax 22h46 ay gars yoo xam ne newoon nañ 4h du matin la ñuy attaqué palais ba 9h 8h 10h daañu yóbbu Macky Sall ca justice ba daañ génnee Sonko dugal Macky Sall ca kaso ba anamu Macky Sall ma ngi ca palais ba donc ñooñu jël leen seen kees gu ngan ngeen dugal leen ca ñoom ñëpp ñuy wax naa ci tegal ay exemple voilà démb dégg ngeen fi benn affaire bu ngand benn femme bu fi génn di aalu fii kërëb di waat sëñ Babacar Sy lii waat ci ay doomam di n'importe quoi bu waat doon rey defe naa ne heure bi fekk nañu jaale ay doomam lan la mujjee génn di jéggalu Sénégalais yi di jéggalu lépp lu mu wax li ko jeex na mooy jéggalul Macky Sall te war na jéggalu son excellence le président Macky Sall parce que wax yu ñaaw yam ko fa wax ndax ay dof yoo xam ne si ñoom la déglu seen ay wax waaw kenn ka ci jiitu muy Akhenaton parce que ñu bare gis nañu vidéo boobu mais xamuñu lan moo waral vidéo boobu loolu dinaa ko tegal tey moom laa bëgg a départ nii tegal ki nga xam ne si mooy Akhenaton mooy fenkat boobu xam kenit boobu xam ma nga ca France gee booy saaga sëriñ si fi yëpp moo leen formé affaire yooyu nee na moom ay information direct la yor ay information officielle la yor moom moo jëkk a génnee nekk ca France bëgg a xam Ousmane Sonko futti nañ ko ba mu set tëj nañ ko fee drogué nañ ko ba muy kayan ngi du ma leen wax dara dama bëgg ngeen déglu affaire boobu ñu xool. Encore une autre information. Non. Asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi vidéo leen di nuyuwaat di leen ziyaara lii moom moo waral ndaw soosu génn moo ko jaay ñëwaat information lu mu leen bëgg a xaalis la ko jébbalaat jaay ci li nga xam ne mooy xew-xew bi lëmbee Sénégal yéen Sénégal gépp umpule wu leen ne démb ci guddi jël nañu kii di président Ousmane Sonko jëlee ko ci section de recherche gendarmerie bu Colobane dem ak moom te kenn xamul fu ñu dem ak moom ay avocat am di ko wër gisuñu ko ba sànq la ñuy soog a xam ne indi nañ ko ci tribunal bi nga xam ne mooy tribunal bu Ndakaaru juge bi nga xam ne moo ko war a déglu ci xew-xew bi dugal ko ci bureau ay avocat am war a dugg ñu ne leen du ngeen dugg gis ngeen li ñu wane ci vidéo bi ñëpp gis nañ ko li tax ñu bañ avocat yi dugg ba Sénégal di Sénégal ba léegi ku ñu mas a jàpp da yoon daf laa may sa avocat ñëw taxaw ci sa wet la ngay wax mu xam ko la ngay def mu xam ko ndax avocat ñoom ñoo jàng yoon kon ñoom ñoo la war a taxawu yoon maye ko da sax buñ la jàppee di la déglu bu sa avocat teewul yu la wax lañ lay déglu yëpp mën nañ koo sànni du baax moo tax buñ la jàppee wala ñu war laa déglu ci wàllu yoon liñ lay njëkk a wax mooy am nga àq ak yelleef ngir ut avocat boo xam ne da lay taxaw buñ la ko waxul xamuloo ko buñ la dégloo lépp luñ ci mën a def wax jóge day yàqu kon tey bi ñu jëlee Ousmane Sonko ci guddi ay 4 heures du matin
génne ko ci gendarmerie section de recherche dem ak moom kenn xamul fu ñu dem ak moom ñu di ko wër fu ne gisuñu ko tribunal gisuñu ko fenn ba sànq ñu indi ko tribunal dugal ko ci biir bureau procureur juge d'instruction bi le doyen des juges Samba Sall avocat bi ñëw taxaw ñun leen du ngeen dugg loolu musta am ci Sénégal c'est la première fois yéen ñëpp gis ngeen vidéo yi gis ngeen ni avocat yi di xaacoo ak ni ñu mere lii amul ci benn réew ci àdduna ma leen di wax lan moo xew ak lan moo nekk ci ginnaaw loolu nag ngeen xam ko li may wax ma bëgg ngeen tasaare ko ba Sénégal gépp dégg ko li tax nag ñu defaat loolu gannaaw ba ñu defee seen i njombe yu bare lu tax ñu jóg defaat li mooy Ousmane Sonko bii ci guddi bi ñu ko jël si 4 heures du matin dañu ko drogué te mi ngi France xaw ma dañu ko piqûre xaw ma lu ñu ko jox mu naan la xaw ma pompe bu ñu pompé ci néeg bi mu nekk mu nelaw ñu drogué ko bi ñu ko drogué guddi gi yëpp Ousmane Sonko tàqali na ko ak sagoom ñu futti ko suni ko ba mu set wicc def ko yaramu neen filmer ko film boobu mi ngi ñu téye nee na bi mu xëyee ci fajar gi xaw a ximmaliku drogue bi ñu ko drogué jàpp ko ñu di ko wax loo muy wax yoo xam ne pour di wax ne moom lii ñu koy jiiñ ci Adji Sarr moo ko def wax joo xam ne borom moom xel defu ko waaye ku xelam dem ku ñu drogué moo koy def ñu jël bande yooyu ak ni ñu ko futtee ak film yañ ko def yépp boole ko ñi ngi koy monté jamono bi may wax ak yéen ñi ngi monté film bi pour génne ko yàq derem moom il est tellement informé moo tax juge d'instruction bi waroon ko déglu sànq ci tribunal bi dàq mbir mi ba altine ndax montage bi rek ni ñu ko war a defaree moo tax fi mu toll nii ñu dàqaat mbir mi ba altine loolu nag mbokk yi maa ngi leen yëgal ne luy jot na gannaaw dee parce que bés bu nekk ñii ñu seqal mbir mi ñuy ñoqale goo xam ne ngir bëgg a faagaagal doomu jàmbur bëgg ko teg ci moom ay tuuma bëgg ko di ko taqal ak yàq deram ci képp muy Ousmane Sonko dem nañ ba drogué ko futti yëreem yi def ko taatu neen mu taqali ko ak sagoom ñu filmer ko di ko wax loo ay wax yu kenn xamul ngir mu nangu ne moom moo def li ci Adji Sarr te yëgul tinul bi mu koy loolu lépp bi ñu ko koy wax loo àndul ak sagoom moo tax ñu enlevé ko maanaam dañ ko këf siif ko Ousmane Sonko yóbbu ko kenn xamul fu mu nekk loolu lépp ci guddi gi lañ ko def kii préparé loolu nag nga xam ne moom lañ jox opération wu monté bi ak vidéo yi ñu war a génne mooy Aliou Sall bi nga xam ne journaliste la woon nekk ci fondation Marème Faye Sall Aliou Sall moom laay joxe turam les patriotes yéen ñëpp Aliou Sall moom lañ jox dossier boobu pour mu def montage yi pour ñu génne ko pour yàq deru Ousmane Sonko lii nag Macky Sall moo ko deflu di wax ko kii nga xam ne mooy Antoine Diome ministre de l'Intérieur Malick Sall ministre de la Justice Samba Sall le doyen des juges ak nag ki nga xam ne mooy procureur de la République di Bassirou Gueye ñoom ñoo nekk ci lii pour bëgg a yàq deru Ousmane Sonko gannaaw ba ñu ko bëggee rey mu mooy léegi dañ ko drogué ci ay pompe yu ñu pompe ci néeg bi mu xëm nelaw ñu futti ko mu yeewu di tëñëx ñu di ko wax la wax yoo xam ne li muy wax xamuñ ko dara ñu enregistré ko di ko laaj muy wax ñu daañu ko monté changé ko def lépp loo xam ne bu subaa bu ñu ko génnee ñu ne Ousmane Sonko kat kon moo sàkku Adji Sarr ndax wax na ko bandi baa ngi nii Aliou Sall bi fu nekk fondation Marème Faye Sall te nekkoon journaliste moom lañ jox dossier boobu pour montage yeeg affaire de communication bi ak presse mbokk yi dama bëgg li ngeen tasaare ko ba ñëpp yëg ko parce que ñoom lépp lu ñu def suba ba ngoon daañu ko xam te bu ñu ko xamee daañu ko génne balaa bande bee génn dama bëgg sama wax ji àgg ci Sénégal gépp diaspora bi ne ko ñëpp yëg œil pour œil dent pour dent bu ngeen bàyyiwul duñu bàyyi seen mbokk Akhenaton moo doon dikkaat di leen jottali xibaar yi nga xam ne mooy ñoom ñi nga xam ne ñooy ŋànk réew mi tey ba réew mi tàkk ñuy nasaka nocc ci ay tappale duñu leen ko bàyyee Macky Sall suñu benn kàddu mooy lan abal ñu réew mi delloo ñu suñu réew jox nañ la ultimatum fii ak dimanche nga takk say bagage abal ñu boo ko deful nag daañ la ñëw génn ci biir réew mi wasalaamaaleykum mbokki Sénégal ok donc yéen a ko dégg ultimatum asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñi ngi leen di nuyuwaat nee na dimanche gis nga mooy ultimatum bi tu as vu moom mi ngi France nekk France moom moo doon gis bi ñu futti Ousmane Sonko bañ koy summi ndaw soosu ngeen gis mu def vidéo viral bi tourné lum yàqul Macky Sall lum waxul état bi lum waxul fii waat na fii ci ay doomam ay doom yum jur waat ci sëriñ ba mu gëm fa mu féete ci tarixam loolu yépp ndeysaan lan la mujje ca ngoon nga moo ñëwaat fi defaat vidéo di jéggalu
parce que dañ ko jaay information dañ ko jaay xaalis dégg ngeen ki ci bi muy def réplique bi di jégglu mi ngi naan kii di ko wax muy waa ji parce que ci moom la jógee sama xaalis versé woon naa ko nag ma delloo si waat sama xaalis avant 48 heures te bu ko deful dana génn dana wax tur ak santam moo ngi nii Akhenaton lay wooyu boppam mooy turu tàppet yooyu nga xam ne dañ koy créer mooy koo xam buy live sax day nëbb kanam mooy tàppetu clavier yi comme ay xalaat TV ñooñ ngeen di dégg te tey jii génn nañ fes nañ ñoo ngi joxe stratégie bloqué leen fii def leen fii te ne ay ñoom dëgg moo leen taxoon jóg quoi donc war ngeen xam ne lii yëpp structure Ousmane Sonko la mais lii arrangé wul Ousmane Sonko waaw parce que même waa ji moom laa leen tegal dégluwaat lan la wax tey jii la dimanche 22h54 dañ àgg léegi lundi newoon na tey bu lii mu wax amut délogé wuñ Macky Sall moom dootu fi génnati kon nag Akhenaton gor ca wax ja tey ji la dimanche bu subaa ñu xam ne Macky Sall mi ngi ci palais ba bul génn di ñu déranger wala yéen ñiy déglu foo leen déggati Akhenaton saa waa yow na ngeen ko wax baaxu maamam mi ngi noonu déglu leen lii. Encore une autre information officielle buñ ma jox ci suuf. Adji Sarr ndekete résidence Mamoun lañ ko làq fa la nekk. Elle occupe donc benn suite dans la résidence Mamoun wala boog benn chambre bu luxueuse. Climatisé lépp ñu koy sécuriser avec le ministère de l'intérieur. Adji Sarr lay wax fii. Il paraît que dafa commencé dof mi ngi yuuxu di dof ba ñu dugal ko benn psychologue bu ñëw di wax ak moom. defal nañ ko passeport am il paraît tey lañ ko defaral passeport am ci police su jëppal. lundi incha allah la nar a génn Sénégal Adji Sarr. donc Adji Sarr ndax yëf yi ëpp na ko doole ma ngay yuuxu di dal ba ñu indil ko docteur psychologue bu ko xool. defal nañ ko passeport am lañ ko waxoon yëpp gisu ko yëf yi ëpp na ko doole ma ngay tëbaka dal ci résidence Mamoun. Donc l'information a été donnée à nos combattants qui sont sur le terrain pour donc essayer de régler la question. Il n'est pas sur le terrain. Merci. Voilà. Donc yéen dégg ngeen loolu après ñëwaat toujours ci Akhenaton xaaral. bi ñu bëggee lakk RTS. on a donné ordre de ne pas brûler la RTS. Écoutez, parce que foofu la ñu def déclaration bi. RTS tout à l'heure Macky Sall day njëkkante mais c'est terminé. Il y a des forces. Secrètes de la gendarmerie nationale yu nekk ci foule bi di avancer ils ont des munitions ils ont des kalachnikovs ils ont tout ay patriotes lañ c'est des patriotes oui des gens qui ont beaucoup travaillé avec nous moo tax j'étais confiant je vous l'avais dit non travail avec 24 heures dimanche laa joxe woon ultimatum su amul ma génn fii dootu leen ma déggati daa iman on gagne être patriote du caaxaan am réew dañ koy bëgg wala nga gas sa bàmmeel dugg ci dund wala dee ku ragal bëgg RTS tout à l'heure Macky Sall day njëkkante mais c'est terminé il y a des forces secrètes de la gendarmerie nationale yu nekk ci foule bi di avancer ils ont des munitions ils ont des kalachnikovs ils ont tout c'était des patriotes des gens qui ont beaucoup travaillé avec nous moo tax j'étais confiant je vous l'avais dit 24 heures dimanche laa joxe woon ultimatum su amul ma génn fii dootu leen ma déggati daa iman on gagne être patriote du caaxaan am réew dañ koy bëgg wala nga gas sa ba non dama bëgg nag lu tax ma bës pourtant dama bëgg loolu ngeen est-ce que dégg ngeen ko bu baax nee na lii ma leen di wax bu amul dootu leen ma déggati fii ba daay man donc dootuma gënati wax kàcc yi may kàcc yi dinaa ko téye dootuma kàcceeti Akhenaton yaa ko wax àdduna di dégg tey la dimanche on est 22h57 buñ àggee 24h dimanche bi romb na ñu ngi lundi nee na leen lundi ca audio bee passé que ne Adji Sarr defal nañ ko passeport diplomatique am lundi lay quitter Sénégal ñu xool ndax Adji Sarr dina dem à l'extérieur wala dina dem wuy ji fay ñu woo Ousmane Sonko voilà bu boobaa da ngeen ma waxal waa ji ndax dana génn def ay audio li fi génnee ndaw soosu génn ba mu waat loo ko fi def du n'importe quoi moo ko jaay information bu tekkiwul dara war ko delloo xaalisam gis nga ndaw sa la mujje gàcce parce que vidéo bi viral dafa wër àdduna ñépp ñi live nañ ci ils ont fait du n'importe quoi kii moo ko yóbbee loolu kii nag waa Pastef lu mel ne ay Akhenaton yi bu fekkee ne ñii ñoo leen di représenter ay Ousmane Tounkara ñëw di li joxe ay information yoo xam taxawul tey heureusement ci live Maty 3 Pommes dégg ngeen ki nga xam moom la Pastef yabal pour mu wax na leen ne lépp lu leen dégg te jógewul ci avocat jógewul ci benn membre Pastef mooy ñu ne ci bureau bi
ñoo xam war nañoo wax ñu xam leen ñu génnee information lu ñu leen wax ay fen la donc ay tunkara lu ñuy wax naan ay information yu sûr rek ay waaj yi dégg ngeen lu mu wax information yu sûram dañoo drogué ay Sonko yu ngeen xamul ñoom ñii ñoo mujj wax Pastef génn démb di ko démentir ay avocat ñu wooleen ñu démentir ko tey avocat yi Sonko ne Sonko il est très bien état bi dañoo dox ba jël Sonko ak importance bi am teg ko seen ay loxo ñu ñëw di ko faagagal di ko drogué di ko def affaire yooyu te xam ne le jour après il peut parler dem gis na ay avocat wax na ak ñoom ba seen waa Pastef ñi ko yóbbu protocole bi ñi ko yóbbul añ ñoo ko yóbbul mu toog amul benn problème waaye baadoole yi nekk ca Paris di kàcc ay kees yi foofu naan leen dañ ko defal léegi dañ koy def li bu leen déglu doomu aadama yi waa Pastef am nañ seen cellule de communication bu ñu bëggee wax dara dañ ko wax surtout lu grave comme drogué nañ Sonko ak affaire yooyu ñu xam ko di ko nëbb Akhenaton la ñuy xaar mu ñu koy wax Akhenaton yaa ko wax fii nee nga bu lii amul dimanche bu ñu délogeul Macky Sall kenn dootuñu la déggati kon nag j'espère que finalement dootuñu la déggati boo fi génnate di wax dara di nga dégg sa baaxu maam ñu àggale lu mu wax. amel dugg ci dund wala dee ku ragal bokk ko ci traître yëpp la ñuy def ci liste incha allah mais pour l'instant on tend vers la victoire. Ce sont les GIGN la gendarmerie nationale l'armée les patriotes ñoo génn taxaw défier seen ay autorités jël ay armes ci biir stock Macky Sall téye ko. loolu na leer parce que nee na gendarme yeeg militaires yi ñoom ñëpp dañoo ànd ak ñoom parce qu'ils sont avec eux kooku ay waxam la kàcc yi muy kàcc mooy loolu du benn gendarme du benn police du benn organe boo xam mu ngi ci état bi bu ànd ak ñoom ñii ci fenam yi sinon heure bi Macky Sall du woon nekk ca palais ba. déglu leen bu baax li nga xam ne wax na ko ngeen jël ko seen mbalit ma ngeen dugal ci Akhenaton ak ay waxam ak ñu mel ne moom ak ay tunkaraak toog fee naan ay commandant la man je descends pas sur le terrain xale bi taal ngeen Auchan be liggéey bi rafet na noonu ko kees defee taal ngeen Auchan be liggéey bi rafet na man xawma état bi lan lay xaar ci gaa yooyu quoi voilà mi ngi noonu voilà ñu dem. fay seen téléphone ñu ngi ci biir foule bi di marcher vers le palais tout de suite Macky Sall va quitter avant 20h nee na day wax le combat continue en avant fier des patriotes mais écœuré contre les lâches on ne construit pas un pays avec des lâches on construit une nation avec des patriotes je suis ému j'ai les larmes aux yeux. Il est ému. J'aime ce pays. Mi ngi jooy sax ndeysaan ay Akhenaton je perds mes mots je vous rends l'antenne merci. yow waay yow ban antenne bi kan nga koy. bi ñu bëggee lakk. antenne bi ngay wax yow antenne moo ko jox boppam mooy joxe antenne kan ngay joxe antenne mel ne correspondant quoi kii dafa yàpp sénégalais yi quoi voilà ñu déglu beneen waay boo xam ne dëgg leen di wax ngeen déglu fii raayit quoi voilà. mais c'est avocat yooyu di wax da ngeen jàng droit kon ni Ousmane Sonko jàngee droit. mais bi ngeen jàngee droit ban droit moo leen wax ne magasin wala commerce jàmbur bu nekk sa biir dëkk da nga ko war a taal ngeen dem di taal Auchan di taal Total. mais dama leen di rappeler benn affaire bu ndaw na ngeen xam yéen ñi nekk biir Sénégal nekk fa doomu Sénégal ñu bëri ci yéen seen baay yaa ngi bitim réew man samay doom ñu ngi Sénégal ñu ngi fay jàngee samay rakk ñu ngi Sénégal j'ai mes petits frères mes grands frères mes petites sœurs mes nièces mes fils qui sont là-bas au Sénégal ak ñeneen ñoo xamante ne seen baay yaa ngi biir Italie Espagne Europe États-Unis fu nekk di moodu ba am xaalis am kër jëndal leen jox leen ngeen di jàng jëndal leen scooter amul lu ñu leen defalul mais na ngeen xam ñooñu am na ñu bëri ñoo xamante ne jànguñu école mais dañoo jàng école bi gën a am solo mooy l'école de la vie école bi nga xamante dañ la koy jàngal ci kër ga lañ ko daan jàngal nan la mag dañ koy wegg mag dañ koy respecté mag kenn du ko saaga mag dañ koy ormal mais dégg nañu benn waay bu nekk mu ngi jóge Pastef démb soo déggee na muy waxee affaire Moustapha Niasse da ngay mel ni moom amul baay amul ndey Ousmane Sonko am na ndey am na baay ku bu waxee nit ñi taal leen kër jàmbur yi moom kër baayam wala kër ndeyam bu ñu ko taaloon du ko neex taal nañ fi këru nit ba yaayam nar cee faatu xanaa Ousmane Sonko amul ndey amul baay wala yéen ñi nga xamante ne ngeen di taal kër jàmbur yi wala ngeen di taal Auchan ña fay liggéey c'est des Sénégalais 1700 Sénégalais ñoo xamante ñu ngi liggéey Auchan ak des agriculteurs ñoo xamante ne ay béykat lañu dañuy nekk ci dans le maraîchage ñoo jël seen i légumes seen ak ñiy napp seen i keccax seen i yët ñooy dem di ko jaay Auchan ngeen dem taal Auchan parce que nee na marque française la Ousmane Sonko vous a induit en erreur parce que la France n'a jamais été dans comment on appelle n'a jamais été cité dans ce problème lan où est un problème France dans cette affaire de mœurs ba ngeen di taal Auchan di taal Total donc l'histoire retiendra qu'au Sénégal ce n'est qu'au Sénégal
qu'on pense que ce n'est que les intellectuels qui ont appris le français qui sont des intellectuels parce que vous êtes minoritaires. tey am na intellectuels yoo xamante ni ñu ngi biir Sénégal ñoo leen gën a xarañ gën leen jàng téeméeri junni yoon mooy les intellectuels arabisants. mus ngeen dégg ci plateau télévision ngeen dégg intellectuel arabisant mu naan kaay leen ngeen guerre kaay leen ngeen xeex non on les a appris li nga xamante ne moom mooy l'éthique la morale. mais tey l'impolitesse gangrénée parce que on a une université qui continue de payer des étudiants de les subventionner de les loger de les traiter de la belle manière moo tax tey ñu bëri dañoo beew boobu boo waxee ñu la waaye nous sommes en démocratie waaye la démocratie ne veut pas dire l'anarchie. La démocratie ne veut pas dire l'anarchie, venir brûler, venir tympaniser les Sénégalais. C'est une accusation de viol. Présumée accusation de viol. Je vous pose la question à vous tous encore. Vous répondre à la question, les militants et sympathisants du PASTEF. Qu'est-ce que votre leader est parti foutre dans ce salon de massage? xam ngeen bu baax a baax ne affaire bi jeexagul yéen a gën a xam affaire bi jeexagul yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dof di manifester di toj ay kër jàmbur di saaga ay wayjur jàmbur di dugg ci réseaux sociaux yi di appeler à la haine dégg ngeen bu baax a baax les ministres de l'Intérieur di wax te xam ngeen ne force restera la loi à la kulli haal parce que bu fekkoon tooñ dafa am ñu ne Ousmane Sonko da ngaa détourné ñu ne Ousmane Sonko de musul détourné Ousmane Sonko dafa def lu mu musul def loolu mais ak accusation de moom ci boppam xanaa mën leen gën a bëgg Ousmane Sonko boppam Ousmane Sonko moom moo leen gën a bëgg boppam mais li ngeen di wax ni moom waxul loolu. vraiment avocat am waxuñ loolu. da ngeen déglu bu baax a baax li ngeen di wax nag te di ngeen am ay information yoo xamante ne bu ngeen ko déggee seen nopp yëpp dinañ ba ngeen sax ko parce que xam ngeen bu baax a baax ne seen leader. c'est pas quelqu'un d'honnête. et cuune bu mag la. ok mais c'est. voilà dégg ngeen kooku tamit idée bi kenn ku nekk xoolal sa xalaat ak nu mu demee fi may tëje ak yéen nag mooy ki nga xam ne si nee na député APR la mais mi ngi fi génne affaire suñ deret suñu xalaat affaire yooyu dama koy laaj rek moom bala ma koy tegal lan lay def APR ba léegi gannaaw moom Pastef la nekk Ousmane Sonko xeetam la affaire xeet yooyu li gën a bon ci Sénégal mooy indi affaire ethnie di ko dugal député la boo xam ne Casamance lu jógee bëgg fa indi Casamance ak Dakar ak Saint-Louis ak Thiès benn la région la bu nekk ci biir Sénégal donc ay kii suñ deret la kii suñ xeet la bu doon sa xeet la lu tax xooloo ko woon nga dem nga présenté wu ci liste bi nga xam ne si mooy bu APR bañ fal la nga nekk si député APR qu'est-ce qui fout à l'APR laa koy laaj soxna soosu nañu ko wax waa APR la ñuy doyee kii demal ci opposition ba demal feneen nga nekk fa mais mënoo nekk ci APR ànd ak APR ba pare ñëw di kaas di xas ki nga xam ne si moo la fal def la député dañuy wax te pourquoi yow da ngay foye waa Casamance da ngay foye waa Sénégal da ngay foye waa APR wala kii déglu leen ko foofu laa ñu tàggoo. Asalaamaaleykum réseau des femmes leaders de la Casamance man seen présidente honorable député Coumba Ndiaye Kane maa xëy ci dimanche bi di leen ziar di leen baalu àq déglu leen nag bu baax parce que bu ñu nekkee ci réseau bi dañu nekk ay nawle. ngeen bëggal ko seen bopp di jënd seen passe internet di ci dugg ma di leen di ci sant di leen gërëm képp ku dugg di ci wax rek man damay déglu parce que nag boo yàggee giite nit ñi taxul nga commandé leen wala nga moom leen moo tax ma posé question ku ci nekk dégg naa la segg naa sa analyse xam naa ne d'accord ngeen ci lu ci waay wax rek xam naa foo waxee ak fooy jëmee wax ji rafet na baax na man nag dinaa joxe sama point de vue parce que ñun réseau des femmes leader ku ne leader mooy lépp fii amul sens interdit fii du daara fii l'exprimation des leader nag da ngay fekk dara lu am da nga cee war a wax da nga cee war a xalaat te ma ànd ak yéen ci loolu incha allah dinañu def communiqué de presse pour dire que ñun femmes leaders de la Casamance nous condamnons jusqu'à la dernière énergie toutes ces exactions là que ça soit du côté civil du côté des militaires du côté de l'État d'accord ñu ci parce que nit ku nekk nag balaa ngay àttee xeex da ngay xam fu xuloo bi jóge xuloo bi fi mu jógee ñëpp xam nañ ko balaa xeex di am Sonko suñu doom la man Sonko ak samay doom ñoo bokkandoo passendoo baccalauréat ma xam ko bu baax mu xam ma bu baax bu dul dara sax deret la bu dul dara sax ñàkk néewal ko doole taxul da nga ànd ak man ñëpp xam nañ ne APR laa te ba may wax ak yow maa ngi ci APR génnuma ci tey génnuma ci ëllëg
mais taxul ba li xam ne man tey jii sama président wu parti waxuma président de la république président parti di Macky Sall li mu def laa la wax ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te bu ma demoon jàkkaarloo moom dinaa ko wax te yow Aïda wax ñu ko Tunkan yow mi ma xam ne man lu ma gëm laay wax parce que gannaaw yàlla ak yonente ba ak Cheikh ak sama ñaari waajur ñoom laa gëm yàlla ñaanuma yàlla di wax loo xam ne gëmuma ko gëmoo dara bañ a wax nit pour yaakaar dara ci moom man yàlla laa yaakaar yàlla ma suturaal alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla gëmoo tous nekk député ñàkk koo nekk ak def ma wàññiwul dara bu subaa nga lënd nga démissionné démissionné fi may waxee gannaaw gëmatoo Macky Sall sa leader sant samay ñaari waajur mayal nit ñi jàmm sant Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu tëdd ca fees di sant Seydina Mouhamed may ñu jàmm di sant waay samay wasila di sant Cheikh Ahmed Tidiane Aïdara di sant sama xalif général di Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour am na yoo xam ne boo ci sësee amoo loo war a mën a ragal ci wax dëgg man kay danaa ragal ci wax fen waaye ragal ci wax dëgg moom kooku bu ñu jëloon paaka teg ko sama put bi yàlla xam ko billahi wallahi wa tallahi bu ma toogoon ak Macky Sall li may wax nii laa koy wax mu xool ma ci biir bët ma xool ko bu subaa wool Macky Sall ne ko démissionné nga moo gën a wóor yi nga ñu wax ñaar fukki at leere sénégalais yi maag moom donc li may wax xam naa ko dama ne moom ci boppam moo war a reculer moom moo war a siffler la récréation lu keneen xale bu ñu deful ak moom bu newoon tey bàyyi leen ñëpp a bàyyi ñëpp ne tekk mu ànd ak sagoom may dellu si nag ci ministre de l'intérieur ci la mu wax démb kooku nag moom dafa yokk xar bi karaw parce que boo demee ba yow ministre de l'intérieur ñu dénk la suñu ndombu tànk amoo dara looy wax di fi indi ay affaire de terroriste nguur gi la nekk ànd ak nguur gi boobu terroriste sax moo amul yoon ci Sénégal parce que ñun yàlla musal nañu lépp lu dem ci terrorisme ñun amu fi yow ministre de l'intérieur. alors dama bëgg a préciser affaire boobu ministre de l'intérieur wax na mais dama bëgg a xamal ne honorable député avec tout le respect que je vous dois que ñu cër la boo xam ne yàlla jox na la ko nga bokk APR te àndoog APR xaw ma loo fay def kooku da nga ko expliquer waa APR wala nga expliquer sénégalais yi ñu mën a leer ministre de l'intérieur information yi muy am sur le terrorisme ñu koy jox information yi service secret yi ñoom ñëpp ñu koy xam soxna si doo lëre sénégalais yi ba nga xam ne am nga information ministre de l'intérieur lu mu wax daf ko xam teg ko ci ay preuve am information yoo xam ne du député moo koy am du ministre moo koy am beneen bu dul moom ak le chef de l'État xam nañ ko Sénégal ay terroristes ñëwoon nañ fa ñu éliminer leen te yëgu leen ci dara yéen député yi sax kon nag booy wax ci côté boobu ministre bi bàyyi ko mu def liggéeyam information yi ministre bi am en tant que ministre de l'intérieur yow yoroo ko donc ba pare nekk APR di ko wax yi xam nga ne defoo la la war bu la APR arrangé wul démissionnel nga dem ca beneen camp ba moo gën waaw mais ministre de l'intérieur je pense que ne du toog fi di wax loo xam ne si amu ci ay information voilà service secret ya ña koy informé wuñ leen yéen donc lam xamu leen ko yéen loolu laa bëggoon mu leer ci boppu sénégalais yi ñu demaat tuuti ci moom ak sa ñàkk jàng ak sa ñàkk teggin ak sa ñàkk expérience yor sa journal naan ay terroriste ay nangam ay chef d'inculpation yow kooku ma nga ci yow yaa koy inculpé en tant que ministre de l'intérieur après ministre de l'intérieur mais c'est un sénégalais titre boobu ana ñu fi gënoon a nekk ministre de ana ñoom Aly Ngouille Ndiaye amul lu mu fi deful kenn tuddatu ko te moomu kenn dootu ko tuddati. même Aly Ngouille Ndiaye bi mu nekkee ministre de l'intérieur amoon na information yooyu sur le tourisme sur les terroristes ak lépp loo xam ne si luy wàccee Sénégal la ñooñu di fa infiltrer fa dugg ministre de l'intérieur xamoon na ko Aly Ngouille Ndiaye ak ku ko jiitu xamoon na ko yow nag xamoo ci dara député kese nga yamal ci rôle député boo nekkee ci mouvance présidentielle ba nga bëgg ñëw nag de opposant wu ñoom di weddi ki nga xam ne si mooy ministre de l'intérieur demal nga expliquer ko dana la xëy na dina la jox information yoo xamoo ko woon boo ko xamee da nga dellu siwaat nga ñëw wax ak sénégalais yi. donc yëf yi moom bu ñu sifflé wu récréation wallaahi fu muy mujjee du neex kenn surtout ñoom ñi nga xam ne nag ñoo yor seeni ndombol tànk di ndaata talax di def lu leen neex nit ñi boo gisee ñu mer dafa fekk ne lii dañ ko denc lu yàgg du affaire Sonko rek Sonko yàlla moo def ñu jaarale ko ci moom mais li Sénégalais naqarlu li ñu mer dafa bëri
yow mën nga am pandémie at yàlla comme ni ma ko waxee feebar bi ndóol la indi naqar la indi ci famille yi te li tubaab naan la pauvreté est la base de toutes les violences boo gis ci àddina pauvreté moo ko def nit dina dem dugg def dara te parce que pauvreté nit ku añul reerul ndekkiwul mënatul jàng mënatul dégg gisul dara donc loolu moo am il faut que nit ñu xam góom gi fan la ak ban ordonnance moo koy faj ak ban médecin moo koy diagnostiqué. voilà muy noonu dégg ngeen ko nee na ci président la àndal dégg ngeen critique yoo xam ne moo teg na ko ci ministre de l'intérieur teg ko ci ki nga xam ne si mooy le chef de l'état di capo parti bi mu bokk di APR ok donc man je pense que bu ma naree dem nekk ci parti bi ba pare gëmuma leen yi ñuy wax yépp mosuma ci d'accord lan moo tax ma nekk seen député ba léegi lu tax démissionné wu moom ba léegi une question la bu ñu koy poser je pense que sénégalais yi ak waa Pastef sax dañ ko poser lan ngay def ci Macky Sall alors bu fekkee ne yow yaa ñëw nekk opposante bi di teg lii di jaxase nii di critiquer gouvernement Macky Sall la muy def qu'est-ce que tu fous là-bas loolu ngay war a wax boo nekkoon lii nekk à l'opposition bu ko Mame Diarra Fam defoon wala Aïda Mbodj wala keneen def ko ñu on peut comprendre mais tu peux pas siéger là-bas ñu lay fay xaalis boo xam ne si député APR nga ñëw di wax lu mel nii c'est tellement sale yow boo ñëwee di waat naan kii laa gëmoo dara soxna si toos nga gëmul bala ngay gëm bu lëndee bu subaa na nga dem nga démissionner parce que APR lépp lu ñuy def erreur la àndoo ci tey àndoo ci suba donc tu n'as rien à foutre avec l'APR may la ñuy jàmm nekk leen ay nit ñu honnête te bàyyi seen hypocrisie bi ngeen nekkee kon nag gars yi fii la ñuy yemale affaire bi ba ci fan yi incha allah di wax nit ñi que ne booy yi bu ñu demee di yàq Auchan yi di yàq Total yi defuñ ko Ousmane Tounkara bee leen koy sant defuñ ko Kezi foofu defuñu ko Macky Sall defuñ ko Sonko mais seen ay sœur ak frère yoo xam ñu ngi fi doon liggéeyee ñoom ñoo fay job di ci tar seen njaboot ñooñu lañ koy xañ. voilà te bu fekkee ne waa Pastef dafa nañ ni golo yi di génn sàcc yi agresseurs yi ak yii lii mooy seen population bi lii mooy seen ay électeurs nañ génn officiellement ñu ne ñii ñëpp génn ñun lañ àndal donc def naa du leen def honneur parce que ñii nit ñu baax nekkuñu fa nit ñoo xam ne xamuñu sax ku Sonko rumbalement moo leen génn ay boy yu am 8 ans 9 ans gis ngeen leen fii ñu génn naan libérer Ousmane Sonko parole la bu ñu leen jox ñu leen koy wax mais xale bu am 8 ans 9 ans 10 ans kooku du électeur boo ñëwee di ma gëmloo ak ay assassin ak ay agresseurs ak ñi ñëw di sàcc ak di toj ak banque yeeg di n'importe quoi nga bëgg ne ma lii c'est ta force xam nga ne war nga xoolaat sa force peace junj doy na xaw ma nuñ koy waxee di quoi xam ngeen lu mu bëgg a wax jeex na tàkk Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindul woon nga bës bouton bi abonné ci chaîne bi xam nga activer cloche bi vidéo yi ngeen koy jot directement bu dee yaru nga man fii soxla mu fi ay saagakat soxla mu fi dara crème laa fi soxla ay nit yoo xam daañ déglu boo lee wax ànd nañ ci ça va ñu consommer ànduñu si ñu am seen idée ñu leen di jox rek parce que man damay xalaat kese sama xalaatu bopp sama analyse bopp lay def boo ci gisee sa bopp ça va boo ci gisul respecté ma ni ma la respecté mais ñëw fii di saaga moom mayuma leen ko sama chaîne bi dem leen ci yeneen ngeen saaga fa am na yu bare yu ubbi kum neexul nga zappé nga dem j'ai pas besoin mbalit soxlawuma ko fii tey soxlawuma ko fi suba je l'ai dit et je répète ñi fi nekk ñëpp ngeen gis les 22 000 là sont sélectionnés crème lañ voilà ku bokk ci groupe bii rek xamal ne crème nga mbalit mi soxlawuma dem leen fañ nekk ay 500 000 mbalit yoo xam ne boo ne fa ne ay saagay nday ak di n'importe quoi fii du fi am peace and love guys in the world leen ko wax ngeen xam lu ngeen di def te xam ne imbécile yi nekk fële di contacter dem leen ngeen taal RFM dem ngeen taal lii def leen lii te ku mel ne un Youssou Ndour ngeen gis lu mu représenté ci àdduna bi ay structure am mënoon jël alalam di ko investir ca France gay ni ko ay yeneen artistes yi defee wala Londres wala Amérique ñëw créer plus de 700 poste de travail di leen fay lu baax jël ay journalistes yoo xam ne dañuy wax sax lu ko arrangé wul jox leen extrême liberté ñu fay wax looloo tax chaîne am kenn tëju ko xam nga lu ko waral parce que da ngeen fay dégg ñoo xam ne ay Babacar ay sama rakk ay Pape Djibril ñoom ñëpp dañuy wax ngeen leen di tàccu defe ne seen côté lañ féete kan moo leen di fay Youssou Ndour moo leen di fay
te pourtant nekk fu di jël ay journalistes yoo xam dañuy ñëw naan ñëpp dañuy contre lii dañuy ànd ak kii comme yenn télé yi ni ñu koy defee. am na yoo xam ne si journalisme dañuy nekk di far parloo kenn nag dafa jël jox la sa liberté ngay wax lu la neex attaquer le pouvoir bi bu la neexee ci sama télé ma lay fay kee ñëw défendre pouvoir ma mu di ko fay jàkkaarloo gis ngeen lu fay xew gis ngeen yeneen programme yi gisu leen benn fermeture boo xam ne si Youssou Ndour teg na ko ci ay journalistes am da ngeen di wax lu ma neex da ngeen défendre Macky Sall par force defu ko lu tax ngeen koy laal. lu tax ngeen bëgg ko laal ndax benn Ousmane Tounkara moom moo ko décidé fële depuis des années na ngeen def lii na ngeen def lii jël xaalisam di ko jox ay gos ñu dem di def loo xam ne si koo xam dafa ñëw di liggéeyal sénégalais yi dimbali sénégalais yi di fay ay famille yu dul jeex laa la wax ci Sénégal di leen fay loo xam ne benn presse organe de presse du ko fay ñuy liggéey ak moom ngeen ñëw dañ koy defal benn imbécile bu nefee toog ci otom ak sikki moom yorul benn baraak amul sax mbindaan bu muy fay Sénégal ñëw naan dem leen ngeen def lii man maay dicté je suis le commandant xam nga war ngeen rus yéen ñuy wax loolu ak yéen ñuy yabal ngeen koy def ndax seen i baay seen i nijaay ma ngi leen di jox ñuy liggéey ma ngi leen taxawu alalam sànniwu ko ca àll ba investir ko ci réewam kuy wan leen lan mooy patriotisme réellement voilà patriotisme du ay wax ay patriote laa ñun patriote yi ñu doo leen dara patriote bu mel ne Ousmane Tounkara du tus patriote bu mel ne ay keesi foofu ban zakaru patriote lañ lan lañ def pour le Sénégal qu'est-ce qu'ils ont foutu loolu toog sa oto naan yónnee naa la 200 euros demal nga taal station bi demal nga taal Auchan bi réfléchir leen am na objectif yoo xam bu leen fa yabale sax waru leen fa dem parce que da ngeen di xool nit ka ngeen xool lan lay jariñ réew ba ngeen xam lan mooy signification lan la patriote di signifier boo leen ko xoolee ka la jox 200 euros yooyu nga lekk ko tey mu jeex di nga ko wax baaxu maama moom ne ko ñëwul nga def fii la toog Ousmane Tounkara boobu di dajale ay xaalis américains yi leen teg ak fondation PAS bi mu taxawal di photo ay boy yu pauvre au Sénégal damay tabax école yi ay école mobile nee na defoon na ko fa ay hôpital mobile def na ko fa na leen benn barak bu dee waxam ju bari ji soobam yi na génne fii image bu ne école bi man maa ko fa def mobile wala hôpital bi man maa ko fa def déedéet te pourtant il a encaissé beaucoup d'argent tegal naa leen vidéo bi te naan ko tegalaat boo ne nee na American Express ba ci président Obama $250,000 yi ñu ko doon defal pour dimbalee ko xale yooyu muy wax ci Vélingara boobu ak zone boobu ak Thiès benn baraak benn sagaru baraak Ousmane Tounkara andiwu ko fa mooy kii réew fii nañ yàqal Youssou Ndour nañ yàqal diw ndax haine personnelle mu yor mais du jàll gaayan fii doo fi jàll te tôt ou tard tu vas payer les conséquences kooku dafa war a leer peace and love guys in the world ciao. Assemblée nationale bi ma fa demee première fois ñu woo ñu ne ñu seen carburant ñëw na ma ñëw ñu ne ma carburant baa ngi nii ma xool muy carte Total ma leen du ma jël carte Total jox leen ma ay Sénégalais parce que doo dem France administration française ñemewul jënd carburant Shell carburant Total lay jënd administration française ñemewul jënd Ford wala Toyota Renault la ñuy jënd wala Citroën Peugeot parce que xaalis c'est l'argent du peuple c'est les impôts du peuple mais da nga koy jënd ay entreprises nationales pour suqali sa économie may leen jox leen ma carburant wu Sénégal Total mi ngi fi Touba Oil mi ngi fi ay doon mi ngi fi ak keneen ak keneen ñu ne ma non c'est que man leen kon téye leen carburant ñu toog une semaine ñu woo ma ne ma léegi am nañu ay ticket Elton ma dem jël ticket ma dégg ay Sénégalais yi wooy ñoom moom xamul ni Elton